waaw asalaamaaleykum maa ngi nuyu mbokku internet bi yëpp di nuyu ñëpp di ziar tamit waa Oxy TV di leen ziar ama bu baax a baax di wax ne kontaan naa tamit tey ci seen ñëw bi ngeen xam ne ñëw ngeen pour jël si ma pour ñu waxtaan vraiment kontaan naa ci lool Abdourahmane nag benn responsable politique la au niveau de commune Pikine Ouest nekk conseil municipal tamit ci mairie commune Pikine Ouest. waaw Abdourahmane moom buñ ko xamee rek gars yi moom xam naa defe naa ne APR lañ ko xamee waaw te parce que tey jii APR bi muy sosu fii ci commune Pikine Ouest boo compté 4 yi ba 6 personnes Abdourahmane ci la bokk waaw comme ça pour wax na la rek ñun ñoo massifié defar afaraat yi ba mu baax ba ñëpp ku ci nekk mun ci ñëw tey bokk ci waaw kon Abdourahmane bokk na ci responsable première heure yi fii ci APR au niveau de la commune de Pikine Ouest. waaw ni ñu koy dundee moom metti na trop wax dëgg yàlla ni ñu koy dundee metti na parce que boo ne opposition ba tey ji yàlla def ñu nekk au pouvoir ñuy doxal ba dem ba peut-être 12 ans wala mun nga ne 12 ans mun nga ne 10 ans bon toujours yaa ngi dund même li nga doon dund mun nga ne sax ñàkk nga ci lu bëri comme ni ñu koy waxee rek am na ñoo xam ne tey ji seen sëy yàqu na ci politique am na ñoo xam ne seen liggéey yàqu na ci politique. Abdourahmane ci kenn la ci ñooñu waaw kenn la ci ñooñu ba tax na niñ ko dundee daal metti na trop. politique moom yaakaar naa ne chaque jour sax dañ ciy dégg ay jafe-jafe. mais dafa romb Pikine moom da ciy ëppale. waaw Pikine moom wax dëgg yàlla jafe-jafe yi moom bëri na lool comme ni nga ko waxee rek jafe-jafe yi bëri na ba ci man mi sama bopp maa ngi dund ay jafe-jafe yoo xam ne peut-être responsable politique yi xam nañ ko mais am na ñoo xam ne ñi nekk ci base bi ci suuf peut-être ñooñu mënuñu ko xam parce que xam nga nit tamit sa ngor nga am ak sa kóllëre mais am na ñoo xam ne ñi nekk ci kaw moom mun naa ne ñëpp yëg nañ ko waaw mais am na comme man li ma koy dundee am na ñu bëri ñoo xam ne tamit noonu lañ koy dundee bon ba tax na politique fii daal li mu mën a wax daal mooy metti na parce que nit ki tamit bon booy politique nekk ci benn parti ànd ak sa leader boobu dafa am ñuy gëstu di bëgg ñu leen di jox yenn ndomba tànk yi mais yenn ndomba tànk yi tamit ñooñu bu ñu demee ba am ko dañoo war a gëstu ñi nga xam ne ñoo nekk ci suuf comme ni leen ko kilifa gi di joxee ñoom it ñu koy joxe noonu nit ñi alors que politique bi fii loolu moo ci manqué loolu moo doxul président Macky Sall mu ngi defal ñi muy defal mais est-ce que ñi muy defal ñooñu ñi ngi defal man damay ne non defaluñ kenn. waaw loolu moom xam naa ne moom dama ci wax tuuti rek parce que ñun en tant que ay doomu Pikine en tant que tamit ñoo xam ne dañ doon yëngu ci benn parti ba yàlla def de tey jii en 2014 ñu amoon fi 14 candidats tey ñun suñu candidat jàll kon suñu candidat bu demee ba jàll bon man damay ne nag politique man damay ne Abdourahmane moo tax man peut-être xëy na du ma teel a am ci politique am na ñu may ne sax Abdourahmane yow da nga war a bàyyi politique parce que nitu dëggu laa waaw man lépp lu ma gis muy dëgg dama koy wax même bu ñu foree camp bu ma gisee loo xam ne doxul ci bu wàllum parti bi wala yow si sa wàll ak ni ngay doxalee man Abdourahmane dama koy wax kooku nag nit mere ma ci nit ñàkk ma ci mere man kooku moom noonu laay dund ku xam Abdourahmane xam ne noonu lay dundee. waaw jafe-jafe bi nag man bon ba tey mënuma la wax ne lii la mais li nga junj noonu loolu mooy jafe-jafe politique au niveau de la commune de Pikine Ouest bon parce que ñun dañoo jox suñu benn leader boo xam ne moom mooy suñu coordonnateur laa ko mën a wax ci parti bi. parti bi tey jii boo demee bépp commune boo dem rek am na coordonnateur boo xam ne moom la fa parti bi teg tey jii ñun yàlla daf ñoo nattoon ci loo xam ne tamit Pape Gorgui Ndong moom lañ ñooma coordonnateur commune Pikine Ouest boo demee Jidda Kaw coordonnateur Mamadou Diop moo fa nekk tey jii boo demee Pikine Est am na le coordonnateur nga dem Mbaaw dem feneen ba ci département Pikine ba ci Kër Massar fépp foo dem am na coordonnateur bu ñu fa teg waaw Pape Gorgui Ndong moom bon xam naa ñu xamul ñoo xamul mais man ak moom ay xarit lañ parce que ñoo àndandoo rek ba dara dul dara ñu koy ànd man ak samay moroom ak ñeneen ñi nga xam ne nekkoon nañ fi démb doon ci sonn. mais dafa mel ne xarit boobu dafa xaw a waaw nit ñaa ngi koy wax sax mais maa ngi moom bu ñu romantee fii léegi dañuy tooñante kafante ree mais ci wàllu politique dëkk la ñoo bokk benn parti mais ni muy doxalee man xëy na neexuma ba tax na àndatuma ak moom ci ni muy politiquer. waaw wax dëgg yàlla nag man avant gisuma woon loolu parce que gisoon naa ne rek nit la woon dañ doon ànd ñoo doon àndandoo ataaya ñoo doon defandoo lépp
ba dara dul dara kon kooku defe naa bu demee yàlla ba yàlla def ko dara yàlla nag mooy joxe bu demee ba yàlla jox ko te ñu ànd ci ki ñu gëmoon muy le président Macky Sall ba yàlla def président Macky Sall jox ko li mu ko jox kon te kooku tey da defe naa ne bu doon gestu premier ñun la war a gestu ñun ñi ànd ak moom sës ak moom waaw comme ni ñu koy waxee rek balaa ngay laax jaay xaw ma laax lekk waaw nga laax lekk waaw ñi nga xam ne nag ñoo sonnoon ci yow doon liggéeyal président Macky Sall fii ci commune bi muy néew bi nga xam ne kenn ñemewul dugg bi nga xam ne kenn ñemewul waxu APR boobu nag ñun la woon kon kooku yaakaar naa ne buñ ko joxee ñetti yoon ndomb tànk ñun waroon nañ ci mën ci gis suñu bopp. waaw ñun moom foofu li ma ciy wax rek mooy xëy na am na ñu ci gis seen bopp te man xaw ma ko mais si ñi ma xam ñi nga xam ne ñoo fi jógoon bu njëkk taxawal fi APR si ñi ma xam les anciens man maa koy tuddee première heure ñooñu wax dëgg yàlla kenn gisu ci sa bopp. kenn gisu ci sa bopp xëy na nag peut-être am na ñu ci gis seen bopp man nag Abdourahmane dafa am lu may dundee bon nit mën nga def erreur nga rectifier sa erreur boo gisee yàlla di la booleeg sa soxna sax nga fase ko ñu ne la fase benn yoon fase ñaari yoon ba fase ñetti yoon mooy jeex na bon nit tamit yaakaar naa ne noonu la war a mën a nekkee nit dina def erreur nga muñal ko defaat erreur peut-être nga xam ne peut-être erreur bi day jeex mais bu nit bu ci dëkkee ba dëkk rek man Abdourahmane am na nu may doxe bu boobaa nag dinaa xam ne kat kii wax dëgg yàlla bon mënatuma def ak moom politiquement moo tax politiquement ñoo bokk benn parti muy parti APR mais xëy na doxalinam ak ni mu kii yam ci politiquement moo tax àndatuma ak moom politique mais ñoo bokk benn parti. ñun sax ñun lii dañ ci dund ba yàgg parce que élection yi passé ñun depuis ci campagne yi la woon depuis boobu la ñu jot ak moom bon peut-être nag doon nañ négocier. man moom chaque fois lu ma metti dama ko doon wax balaa dara di ñëw damay wax ba gis naa ne wax boobu jërul dara am ñun ñoo xam ne ay conseil municipal ay responsable ñu def suñu benn kii dem kii ko laale ak moom bon loolu campagne woon mais du tee ba tey ni ñu bëggee woon parti bi noonu la ñu bëggee comme ni nga ko expliqué léegi le président de la république woote na dialogue ci dialogue bi mu woo ci la woo Sénégalais yëpp képp kuy sénégalais nga ñëw wuyu ko peut-être ñoom ñoo xam li ñuy waxtaanee ak seen biir ñoo xam li ñuy liggéeyee Sénégal ak li ñuy waxtaanee ci mbiru Sénégal ba ku ci nekk lu jàpp sa xel nga dem ànd ak moom am na ñoo xam ne tey jii ànd ak waaw non loolu moom ay nit dañ ko wax rek temps Ablaye Wade Abdou Diouf 80 xaw ma 81 bi Ablaye Wade duggee ci nguuru Abdou Diouf tamit loolu lañ doon wax rek ay dil bon ñii tamit peut-être yaa ngi dégg nit ñi di wax ne depuis élection yi bu mu passé rek lañ commencé di waxtaan mais waxtaan bi yëpp ak lu mu mënta nekk dil ak leneen lu mu mënta doon nekk na ko wala nekk ko man daal li ma gëm mooy nit ki bu demee bay liggéey pour intérêt Sénégal intérêt askan wi na nit ñi gis liggéeyam bi muy def président bi nga xam ne tam moo ko fal te Sénégalais yi tamit fal ko ñëw indi ko teg ko ci wetam defe naa kooku tamit du xool peut-être ñuy lekk ay milliards wala ñuy saxate alalu réew mi muy toog di seetaan. non man moom sama gis-gis ak gis-gisu gars yi président nag wax dëgg yàlla moom la ñu fal mooy suñu président ni parti mais nag man Abdourahmane dafa am lu may doxe mooy bu ma amee dara lu ma naqari man dama koy wax carrément mu jur lii wala mu jur leen man vraiment fu parce que lu ma ci jàpp rek mooy li nga xam ne man moo baax ci man baax ci parti baax ci Sénégal man ci loolu laay wax si yeboo nag bu mun a jur leneen man loolu du ma ko calculer. waaw ba tax na man Idriss Seck peut-être comme ni ma ko waxee xëy na waxtaan ak waa ji ci seen biir waxtaan jubóo nañ ci ay wax mu ñëw pour liggéeyal Sénégal dem na liggéey mais Idriss Seck ku nekk xam na ne tey jii am na tamit amoon na gëdd ci élection yi moo jël deuxième kon kooku defe naa bépp pays boo dem tey jii kii nekk au pouvoir bëgg na liggéey ak opposition bi nga xam ne moo nekk premier ci wàllum politique. mais tandis que ñeneen ñi man mënuma ci d'accord waaw ñeneen à part Idriss Seck. à part Idriss Seck yaa Omar Sarr waaw mais li si gën a jaaxal est-ce que seen ëllëgu parti yéen a ngi koy xool ginnaaw bi mu dàkkee fondement parti. waaw mais loolu moo ci metti mais loolu moo ci metti du normal tey jii ku mel na le deuxième du parti muy le Alioune Badara Cissé tey jii kenn gisatu ko mu ngi médiateur de la République. xam nga tey ñu bëri peut-être bi parti bi doog sosu moom la ñu xamoon man moom laa xamoon wax dëgg yàlla muy suma grand bu baax xam nga tey ji ku mel na Cissé Lo
maa ngi moom damay ne ñoo xaw a ndiroo jikko tuuti suñu wax dëgg xam nga moom waxkatu dëgg la. Moustapha Diakhaté pareil xam nga tey ñi nga xool ku mel ne Amadou Ba lu mu liggéeyal président nga xool Aly Ngouille Ndiaye lu mu liggéeyal président nga xool kii nu mu tuddati Oumar Youm ak ñeneen léegi nag képp ku bokk ci parti bi te loolu naqariwu la méttiwu la yaa ngi wax loo xam ne amul parce que xam naa yaa ngi koy métti de sa biir xol. bon peut-être nag président xëy na am na lu mu leen réserver leneen lu gën loolu mais man daal sama xel tey na ci te ñun wax dëgg yàlla kontaanuñ ci loolu man de kontaanuma ci. dafa mel ni ëllëgu APR dafa mujj ci loxoy mbaam. waaw ëllëgu APR moom li ma koy waxee doy na waar trop parce que ñi la sax ci kaw lañ nekk mais tey gis nga ñi nekk ci base yi ñun suñu genre yi tey jii boo gisee ci communes yi ñun ñoo soqali APR mu jóg nit ñi xam APR nit ñi ñëw adhéré bëgg président Macky Sall parce que boobu. bi ñuy soog a door lañ doon ubbi ay comité ci biir communes yi pour nga nekk un coordonnateur de comité foog nga am 100 personnes nga remplir fiche bi nga remplir liste bi ay commissaire ñëw tijjil la ko ñu valider la nga am sa carnet boo xam ne président Macky Sall moo koy signé Mbaye Ndiaye signé ko Abdoulaye Badji le trésorier signé ko nga dagg sa reçu 12 000 francs nga dugg ci biir parti bi. waaw reçu bi man defe naa est-ce que du man rek maa ko fi am sax parti bi gisuma parce que chaque jour maa ngi dugg ci Facebook bi di ko génnee mais keneen ñemewu ko génnee parce que ñu bëri dañ leen ubbi comité nag ñu dara arrangé noonu rek bàyyi fekk daggoo comme ni koy président Macky Sall di waxee tey jii cotiser leen ci parti bi waaw man nag damaa cotiser. waaw xam nga loolu dafa yàgg moo tax APR de côté boobu li ma ci wax mooy dafa yàgg depuis bi muy soog a juddu bañ dem da ngay gis ay clan fii. tey kii day réunion kala ñëw tas réunion bi ay réunion nga gis ñii di sànnata ay siège loolu dafa yàgg loolu moo law di law ba ñëw ba fii kan nag man foog naa ne le président du parti dafa war a xoolaat communes yi dafa war a xoolaat communes yi am ñu mu taxawal ñoo xam ne peut-être ñooy liggéey loolu pour loolu mën a nekkaat waaw mais comme ni nga ko waxee noonu xeex bi moom ci local yi moom dina doy waar de. non même Pikine Ouest sax fii am na xam nga luy problème am na ñoo xam ne sax ñu ngi biir APR duñu peut-être ci sama gis-gis am na ñoo xam ne sax ñu ngi biir APR xëy na duñu bàyyi Pape Gorgui Ndong bi yoon mu jàll pour nekk maire ñoom it bëgg nañ ko parce que 2014 moom moo bëggoon ñu ñëw jàppale ko est-ce que bii yoon amul ñu nekk APR te gëm naa ne xoolal du benn du ñaar du ñett ñoo xam ne dinañ bëgg comme moom. xam nga am na ñoo xam ne tamit peut-être bokkuñu APR mais ñu ngi jàppale président Macky Sall ay candidats la ñuy doon. non du yomb non du yomb man moom nee naa leen man wax dëgg yàlla bu ma bëggoon nekk maire dëgg la amuma ay moyens ak yooyu mais am naa sama stratégie pour nekk maire mais est-ce que Abdourahmane am na capacité pour nekk maire boobu non xam naa ne man mënuma ko. waaw mais xam nga rek nit ku nekk da nga am ambition booy dugg ci dara pour nekk ko mais tey man mun naa jàppale nit. peut-être pour mu nekk ko waaw man même conseil municipal tey jii bi ma nekk tey jii bu ma xamoon ak li ci am ak yooyu yëpp xam nga parce que da nga ci gis yu bëri quoi tey jii bu doon démb damay ne non naa gunge nit ki ba mu falu rek ma bañ nekk sax conseil municipal man ma toogee fële. waaw xam nga man bu may dugg ci politique dama bëggoon wax dëgg yàlla sama koñ bi ma nekk ak sama commune di jàppale samay ndaw. di jàppale sama waa commune di jàppale paa yi nekk ci jàkk yi maire yi nga xam ne ñu ngi fële toog yor ay njaboot jàppale xale yi nga xam ne peut-être amuñu emploi peut-être bu ma duggee ci politique bi dinaa am ouverture boobu ba ay nit peut-être mën ma jàppale ci biir politique bi ma mën a jàppale yenn ndaw yi ñoo am ay place ma mën a jàppale peut-être yenn famille ñoo am ay financement mais malheureusement man loolu amul. waaw man lan mooy jafe-jafe ba tax loolu am. bon jafe-jafe moom mooy parce que y a des responsables xam nañ Abdourahmane tey jii waxuma la Pape Gorgui Ndong sax mais responsable département Pikine ba ci ñi nekk ci kaw tey ñëpp xam nañ ni kuy Abdourahmane ba ci président Macky Sall xam na Abdourahmane bu baax a baax mais gëmoon naa ne peut-être bu ma ci duggee ak Abdourahmane peut-être wutul am ndomba tànk leen wul ndomba tànk leen mais waroon nañu mën a jàppale Abdourahmane ci benn côté Abdourahmane mën a jàppale peut-être moom it ñi nga xam ne gëm na ne bu amee day defal ñii comme ni ma la ko waxee léegi dëgg la am na yenn booy sax yoo xam ne peut-être mën naa ne benn wala ñaar ñu ngi ci biir commune bi xam naa ne peut-être man bi ma jógee doon nañ ànd ak moom man di sonn ñooñu bi ma amee am na ñaar wala ñett ñoo xam ne am na fu ma leen dugal ñu ngi liggéey di jàppale seen famille boobu laa ci pare
bon bëggoon naa nag loolu law ba ma jàppale ci ñu bëri jàppale yenn femmes yi tamit yoo xam ne peut-être bëgg nañu ay financement. waaw Thierno Ndom moom wax dëgg yàlla kooku moom sama grand la sama nit la sama waay la. tey jii waaw tey jii dinaa wax lenn loo xam ne musuma ko wax sax fii nit ñi di ko déglu bi ma nekkee APR 2009 ba léegi Thierno Ndom li ma defal APR musuma ko defal te pourtant nekkul APR xaritu président la rek bëgg président di ko jàppale mais li ma defal man li ma dara politique nekk ci APR kenn musuma ko fa am wax dëgg yàlla. est-ce que nekkul loolu la Pape Gorgui Ndong gis moo tax mu arrêté naa si moom adversaire la. non parce que tamit 2019 wax dëgg yàlla naru ma woon campagne damaa demoon ba mere APR ba ne damay toog sama kër demoon naa sax ba ay nit di ma woo pour ma jàppale leen mais sama ngor mayu ma ko woon ne mën naa toog bi mu yëgee loolu moom Thierno Ndom wax dëgg yàlla dafa maa woolu wax ma ne ma nag kaay campagne def naa fi sax meeting boo xam ne à cause de Thierno Ndom moo tax ma def ko chaque jour maa ngi siège am chaque jour bu may ñibbi 4-4 la may jox ba élection yi di jeex kon kooku am na lu mu sauvé parti bi ak ñu mel ne man nag mot nañu 20 personnes yoo xam ne à cause de Thierno Ndom moo tax ñu campagnal président Macky Sall. waaw xam nga foofu tamit lu tax mënuma ci sori mooy ñun conseil municipal daanaka voté budget rek la ñuy def. à part voter budget amoon dara looy def ci mairie bi. mais est-ce que aussi amoon na droit di conseiller njiit bi pour muy xam ni muy doxee ndax yéen tamit nit ñi dañ leen jàpp ne ay maire ngeen. waaw conseiller man moom boo ko waxee wax dëgg yàlla man damay xaw a jaaxal comme ni ma la koy expliquer léegi bon peut-être dès le début maire doon nañ jokkoo man damay dox ba ci mbedd bi sax am fenn foo xam ne dafa yàqu ñu ne ma Abdourahmane du ma woo sax mairie moom laay woo direct monsieur le maire koñ bii nangam ñu ne ma lii nangam mu ne ma non xaaral ma woo diw. loolu man ak moom sekk nañ ko xaw ma ndax yeneen conseil doon nañ ko def wala def man damay dugg ci koñ yëpp damay dugg ci quartier yëpp fépp fu ma dem ñu ne ma Abdourahmane lii am na problème dama koy signaler mairie bi mais bu loolu weesoo ñun les conseils municipaux wax dëgg yàlla man damay ne conseil municipal sax dañ leen waroon liggéeyloo mais conseil municipal boo xam ne yow saa yooyu ñëwee rek dañ lay jox benn kayit 2 jours demal nga lire ko nga xool li ci nekk. boo ñëwee nga voté ko oui wala non nga dem sa yoon xam nga même loolu sax tamay ne. mais est-ce que loolu njëriñ la ci réew mi. non du njëriñ loolu du njëriñ parce que un conseil man dama gëm ne sax dañ la waroon liggéeyloo comme que xas nañ la ba fal conseiller nga nekk sa biir quartier nit ñi wóolu la fal la kooku am na benn responsabilité boo xam ne dañ ko waroon jox pour mairie bi gën a mën a dox parce que ñoom ñoo nekk ci quartier ñoo xam li nekk ci quartier. waaw parce que foofu laa doon dugg see yéenay dugg si quartier bi yéenay xam ne si quartier bi yéen nit ñi di gis. yéenay jokkalante ak maire. mais est-ce que yoon bi bu dox seen diggante ak maire seen diggante ak askan bi dina dox ba yéen du ngeen si mujj am ay jafe-jafe. waaw mais loolu parce que day fekk xëy na am na conseil boo xam ne dafa doon parce que man damay ne conseil même boo gisul maire damoo seeti maire sax si sa koñ bi nga nekk wala sa gox. war nga fa jaamu yàlla ci askan bi li ñu soxla muy këyit wala muy kii wala muy bulletin wala muy extrait muy yéex wala borom am ci problème am na droit dem ba sa kër ne la kat man nii yaa ngi nii boo mënee dëgg sa tànk nga dem ba ci mairie bi defal ko ko mais am na ay conseils yoo xam ne dañoo jege maire ñu ngi wax ak maire comme man ni ma peut-être xëy na léegi la rek mais dès le début dama doon wax ak moom dama ko jege di ko xelal ci lu bëri bon peut-être xam na. comme ni ma la ko waxee rek politique bi moo demee noonu ba nga xam ne man dama jël recul tuuti mais tey jii gëm naa ne bi mu toogee si ñu mu njëkk defal parce xaw ma lan lañ ko waxee chargé de mission xaw ma la ak conseil nangam man la ko njëkk defal wax dëgg yàlla ci baaxaayam ak ci liyam ak yëpp bi ma demee ba xam ne wax dëgg yàlla relation bi xam nga nit ñaari nit tamit bu ñuy ànd toujours di nga gis ay yàq-yàq bi ma demee ba xam ne loolu yëpp am na te xam naa ne peut-être affaire bi mënatul avancer dama ko jébbali décret bi ma joxoon. waaw man def naa aéroport 22 ans de service. 22 ans de service. waaw defal naa. waaw man maa ngi woon aéroport depuis Air Afrique laa commencé 95 bi Air Afrique demee bay waaj a tas ñu koy ci nguuru Ablaye Wade bi ñu demee ba jaay ko lañ ko jox ay Cap-Verdiens yi jël ko man après ci lañ ñu embauché ñun ñëpp en 2002. waaw ci lañ commencé liggéey ba ci kanam société Karim Wade bi ñëw muy ASS bi ñuy wax ne Karim Wade moo ko moom ñëw di ñu concurrencer
xam nga yàlla def nag ñun ñoo nekkoon les professionnels au niveau de l'aéroport bon def nañ fa ba yàlla def bay transfert bi en 2017 bi transfert bi di am bon ci lañ formé woon comme que société bi tamit wax dëgg yàlla daf ma may ma cër ma am 3 mandats nekk délégué de service ba nekk délégué syndical xam nga rek comme ni ñu koy waxee 2017 ñëw na ñu war a def transfert bi am na ñoo xam ne peut-être yàgg nañ ci syndicalisme bi xam nañ affaire yi ni muy demee ak yooyu yëpp société bi nga xam ne ñun ci lañ nekkoon peut-être nguur ñëw jaay na ko doole man loolaay wax même bu ma nekkee APR damay wax ma ne loo xam ne am nguuru sama nguuru président waaw sama nguuru président moo ñëw jaay leen doole yàq leen ñoom seen i matériel ak seen ñëpp mu ngi aéroport Léopold Sédar Senghor ba léegi ñu ngi yóbbu état de Sénégal peut-être ñu ngi ci yoon mais Ablaye Wade moo leen defaloon benn décret boo xam ne ñoom ñooy gérer fii ñoo war a gérer fële Macky Sall bi mu ñëwee dafa dindi décret boobu jox ko Turquie yi xam nga Turquie yi ñoo nekk fële léegi. bon mais est-ce que gis nga ni loolu jaar na yoon wala jaar na yoon en tant que doomu réew. non man moom sama dëgg moom dama koy wax toujours même bu ma faree ak président Macky Sall loolu du dëgg du yoon te état Macky Sall daf fi jóge suba beneen président bu mun a ñëw di nga rectifier loolu balaa keneen di ko rectifier président Macky Sall dama koy wax di ko ñaan di ko ne loolu weesuwul ba tey ñee ay doomu adam man maa ngi nii loolu moo tax ñu arrêté loo ma pendant 4 ans liggéeyuma dañ maa licencié abusivement lañ ma def comme ni ñu def Ousmane Sonko man noonu lañ ma def. dañ ma raaj. waaw moom laa la wax parce que comme que dama nekk délégué de service te délégué yi fa nekkoon maa leen gën a yàgg xam naa li fa nekk. protocole d'accord yi même transfert bi protocole d'accord yooyu yëpp Maïmouna Ndoye Seck moo ko def ak yenn complice ak yenn nit ak yenn délégué ñu proposer leen ay affaires pour nañ jéem a coûte à coûte transfert bi na dem. ñii li ñuy wax noonu buñ ci ànd comme ça ñoom li ñuy ànd man loolu moo taxoon bi ngeen gisee xeex bi mu jógee ci télé yeeg yooyu yëpp man lañ daan gis may jóg ak ànd ak sama yeneen collègue bon léegi nag ñoom peut-être loolu la ñu gëm bon man respecté naa délai bi mooy le 7 na aéroport tëj à midi ku ci nekk na dem liggéeyi biñ defee loolu ba aéroport bi jeex dem naa le 7 ma démissionné comme ñëpp dem fële signé sama contrat comme ñoom ni ñu signé seen contrat. ma dem liggéey une semaine le ressources humaines woo ma ne ma Abdourahmane ma ne ko waaw mu ne ma arrêtel ma ne ko lan mu ne ma arrêtel rek léegi naa da ngay liggéey ma ne loolu ban Sénégal lañ nekk koo xam ne da nga signé sa contrat ba pare bulletin de salaire yi génn ma jot sama bulletin de salaire ñëpp dem di fayeeku ji man may fayeeku ñu bloqué sama salaire. mais est-ce que toppaat nga leen si yoon ci contrat yi est-ce que fay na ko tamit. waaw xam nga boobu ñoom syndicat bi dañoo def benn collectif rek. ñoom li ñu doxal loolu mooy am peut-être am na lu ñu arrangé ak ministère du transport aérien am na lu ñu arrangé ak sociétés yi nga xam ne ku ñëwoon ak ku ñëwul ak ku absent ak yooyu yëpp dañ ne daal à partir de date bii di ñëw ñëpp nañu respecté mais date bii nii nañu fay ñëpp ñu génnee bulletin yi ku ci nekk signé sa embauchement ak yooyu yëpp man def naa yooyu yëpp comme ñoom ni ñu ko defee à ma surprise dañoo rang parce que boobu banque yi commencé gul dox dañ doon fay billettage bi ma rangee ba ñëw ba yegg si lañ ma ne noo xaaral ma toog di xaar ñu jekki ñuy dow di ñëw bi ñuy commencé def loolu rek la sama xel xaw a dute ma ñëw ñu ne ma bon de toute façon daal yow après dinañ la woowaat. waaw booba léegi bon man nag jël naa samay avocat ñu ngi ci topp bon comme que dañ ko àtte. waaw dañ ko àtte woon fii nee nañu léegi xaw ma tribunal bu Thiès comme que moo jege aéroport moo war a àtte gars yi tribunal dafa xawoon a jël congé kii tuuti. xaw ma congé lañ ko xaw ma xam naa ne décembre bi lañ ma waxoon peut-être. ah léegi yàgg na de est-ce que boobu léegi tribunal yaa ngi liggéey. 4 ans waaw. boobu léegi congé mënu fekkee si tribunal. waaw xam nga rek tamit boo nekkee procès wu entreprise bu surtout état waaw xam nga noonu lay mel toujours mais man gëm naa ne waru woon mën a yegg foofu. waaw waru woon mën a yegg foofu parce que tey jii am na ay responsable ba ci président de la république sax xam naa ne war na yegg mbir mi parce que man sama mbir tuutiwul de. sama mbir du ay ministre ay yii de sama mbir palais la nekk président. dafa mel ni maanaam dëgg li ngay wax moo arrangé wul. waaw dëgg li may wax nag ñoom. waaw léegi non ñoom lu leen gën a jaaxal sax mooy ab faal mii lu tax mu nekk APR ba pare ñun li ñuy tënk nii di def moom ñëwul ànd ci ñu dem jaxasama ak ñu bëri ak ay responsable jaxasama ak nit yu bëri ne faal dafa nekk APR dafa contre affaire bi.
waaw loolu daal mooy suma problème au niveau de l'aéroport mais yàlla baax na yàlla moo ëpp ñëpp doole. waaw man Covid mi damay ne Sénégal yi tamit bon xam nga dañ dem ba xaw a sàggan boo demee mars avril bi ni mu meloon nit ñi di jóg ñi foo gis nit ñi def ay gel nit ñi di takk ay masque dafa dem ba nga xam ne nit ñi dem nañ ba commencé bàyyeeku dem nañ ba dégg ay 2 cas 3 cas ba nga xam ne sax yaakaar nañ ne sax affaire bi peut-être jeex na Sénégal yi tamit xam nga rek dem ba bàyyeeku gisatoo koy takk masque gel yi nga doon dem sax da ngay dem ci bureau yeeg wala kii ñu ne la balaa ngay dugg foog nga raxasu foog nga def gel yooyu yëpp dañ na waaw bu ñu ko jëmee fii rek ba tey jii dégg nga au niveau de l'Assemblée nationale yàlla na ko yàlla yërëm te xam ne am na kenn ku fa faatu am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi fa confiné waaw kon foofu daal li may wax rek mooy Sénégalais nañ gën a farlu xam ne daal feebar baa ngi fii ku ci nekk tamit nga jéem a défendre sa bopp parce que bon état ni ñu koy waxee santé bi ak ñooñu ñëpp bon mënuñu aar ñëpp waaw ku ci nekk yaa aar sa bopp. bon xëy na ku nekk ak sa xalaat rek mais man bu ma sañoon moom bon peut-être man bu doon man maa mel moom wax dëgg yàlla loolu daal parce que tey jii ñu ngi ne rassemblement mais am na ñuy rassembler wu ba léegi. tey jii ñu ngi ne chrétiens yi xaw ma bu ñu def seen kii 31 décembre ñu ngi commencé di kaas ak yooyu nañ leen bàyyi ñu def seen 30. waaw nañ. waaw mais non mais nañ leen bàyyi ñu def seen manifestation ñoom gëm naa ne tey jii ñoom respecté woon nañ bu njëkk ba. ñoom respecté woon nañ même seen église yi sax dañ ko arrêté woon. kon tey jii bu ñu demee ba fii nañ leen accompagner def ay mesures yoo xam ne nañu porter seen i protège xam nga nañu def seen i gel. protéger la leen bu baax waaw man daal loolu moom laay ñaan mais quand même pour wax ne comme bu njëkk ba nañ defaat li amoon bu njëkk ba non loolu moom bu ñu ko defee moom du baax. waaw mairie bi moom lu ma ci mën a wax moom wax dëgg yàlla lu ma ci mën a wax moom. bon gisuma parce que daal defoon nañ benn virement de crédit bi muy am à 29 millions et quelques pour ñu virer crédit pour jàppale ko waa commune Pikine Ouest. waaw mais man wax dëgg yàlla bon kenn wowuma ci bon gis naa rek des fois ma gis nañ jël ay gel ay kii mais wax dëgg yàlla awma dara lu ma ci wóor. mais attends conseil municipal. waaw xam nga. waaw xam nga non virement crédit bi lañ def ñun pour xaalis bi mën a génn. waaw mais waaw ñun xaalis bi mën a génn mais loolu quand même li ci topp wax dëgg yàlla man xaw ma luñ ci def ak luñ deful gis naa ne daal Dominique yóbbul nañ leen ay équipement. yeneen district yu ndaw yóbbul nañ leen ay équipement bon ñun nag li ci weesu ñun en tant que doomu Pikine dañoo am suñu benn groupe boo xam ne wax dëgg yàlla mu ngi tudd Pikine jóg jëf man maa yor wàllu social tey jii waaw mouvement boobu man Youssou Seck moo ko jiite mais tey képp ku nekk département Pikine ak bépp responsable bu nekk département Pikine yaa ngi ci biir groupe boobu ak waa diaspora tey jii maa yor social maa porté woon affaire bi ci bii corona doog a commencé ma ne leen gars yi kat ay doomu Sénégal lañ te gis nañ lépp loo xam ne Pikine am na Pikine jóg jëf day jóg tey jii bi ñu waxee armères yi ñu ngi fay sulli ay néew ñun ñoo njëkk a jóg def fi marche Pikine en fait tey jii bi muy commencé ñu ne xale yi kenn dootul dem Dakar pour def kii 31 décembre ñun ñoo ko fi njëkk a organisé. jël fi benn kii woow yëpp artiste Pikine yëpp ñoom Abou Thioubalo ñoom Eumeu Sène ak gaa yëpp ñu indi leen mbër yi ak ñoom Yves Niang ñeneen ñoom ñëpp pour doomu Pikine yi bañ a dem. tey jii ci Covid bi tam bi mu ñëwee wax dëgg yàlla man maa jël initiative boobu nag comme man maa yor social ma ne ma wax ko ak sama gars yi ñun ñoo njëkk a cotiser suñu biir bi ñu cotiser ba pare dem xooli toutes les responsables ak les maires ku mel ne le grand maire Abdoulaye Thioumbo dem nañ seeta ko mu participer ci joxe ci. ñu dem xooli ku mel ne Thierno Ndomba mu yëkkati joxe ci ñu dem seeti ku mel ne Cheikh Ahmed Tidiane Thiam mu yëkkati joxe ci comprendre ñu dem cibler les garages mécaniciens cibler kii district yi waaw ñun suñ district xurunaar bi dem nañ joxe fa Dominique dem nañ joxe fa ñu dem ba Kër Massar ci garage yu Ndiaga Ndiaye may leen dem ci mairie Kër Massar joxe fa te pourtant loolu acte citoyen rek lañ ci demee woon ñun ñoo njëkk a jóg nag Sénégal ba mu daj Pikine jóg jëf moo fi njëkk a jóg ci corona bi muy soog a xew
après ci lañ gis nag ñeneen ñi commencé joxe ay gants ay kii ak yeneen bon pour wax ne la ñun def nañ ci suñu participation mais au niveau de mairie bi moom wax dëgg yàlla. waaw non xippi moom xam nga rek man Abdourahmane damaa bañ injustice. waaw dama bañ injustice ba tax na wax dëgg yàlla Moussa Diop mooy le DG de Dem Dikk Dakar Dem Dikk tey ji bu doon xaalis la wala bu doon dama soxla ni koy gars yi di waxee dóor bi muy nekk directeur laa koy seeti parce que tamit APR laa ci gis na xamoon naa ban voie laa mën a jaar comme booy yi yenn jeunes yi ni ñu ko doon seetee mu leen di may moom sax si boppam jaaxal na ko bi ma demee seeti ko parce que bi ma gëmee ne bàyyi na fonction te mu nekk département de Podor parce que bu weesoo Pikine fii tamit man samay origine département de Podor la. waaw léegi man bi ma yëgee loolu dama dem mastawu ko dem seeti ko këram dama ko woo sax mu ne ma ñëwal ma ñëw dem seeti ko bi ma demee ndeysaan mu nekk nit ku baax nit ku mën a waxtaan ñu waxtaan ak yooyu yëpp ak nangam moom ma ne ko nag wax dëgg yàlla naw naa la bëgg naa la te dañoo xaw a nduroo jikko parce que mooy nit koo xam ne da ngay wax dëgg. waaw te loolu laa gëm ba tax na bon ma ànd ak moom liggéey ma ne ko nag bon créé benn groupe boo xam ne groupe bu fansam la def ko xippil xool ak Moussa Diop waaw groupe bi nag wax dëgg yàlla bëri na ay membres. waaw armeeru Pikine moom lu ma ci mën a wax rek mooy man de lenn rek laa ci seede mooy tey jii sama yaay fa la tëdd sama maam bi jur sama yaay fa la tëdd. sama mag bi nga xam ne mooy suñu taaw fa la tëdd te ñooñu ñëpp wax dëgg yàlla tey jii ñun bëri woon nañ sax ku ci faatu rek ñu yóbbu la Fuuta mais nag man dama xalaatoon na peut-être dinañ toog ay at wala ay quelques weer yoo xam ne doo dem Fuuta mais tey fii chaque vendredi di nga mën a dem ziare sa yaay man chaque vendredi dama fay dem ba tax na nag comme ni nga ko waxee am na kuréel boo xam ne sama suuf sama armeer sama yëf yooyu yëpp ay kuréel la loo xam ne ay doomu Pikine nañ doomu Pikine yooyu seen intérêt Pikine waa la ñuy kaas seen intérêt Pikine moo tax ñuy jóg ba tax na tey man mii maire li muy def peut-être wala keneen loolu moom la concerné waaw mais man en tant que conseil municipal dama ko wax ñëpp di leer man ak sama bàmmeel suba on est 4 personnes yoo xam ne voté wuñu délibération man maa ko njëkk a bañ a voté bu dee génn damaa génn ànd ak ñi may ànd ak génn am sama yoon boobu doomu Pikine ñu ngi génn di manifester di jël ay xeer di dóor mairie bi toj fa ay vitres yu bëri vitre mairie boo demee ba nii da ngay gis vitre yëpp dañoo toj ci laa jóg ma ne leen nag lii ñu ngi ko seetaan parce que ñun bi ñu falee am na ñoo xam ne xàmmee naa leen fi ñoo xam ne ñoo ñu faloon pour ñu jël mairie bi ñooñu bu ma leen gisee tey ñu génn man bu ma demee voté kon man du ma nit waaw ci laa jógee nag man wax dëgg yàlla dem mais xam naa ne nag cause bi ñuy xeex cause mu noble la parce que président Macky Sall bi mu yëgee affaire bi ak lu maire grand maire Ablaye Thimbo ak ñeneen ñi ci war a dox nañ ko ba président may leen 10 hectares au niveau de Mbao mais yow balaa ngay maye day fekk fii amul dara peut-être président Macky Sall bi muy maye moom xamul na woon ne fii des na am na lu fi am bu xamul ne fii am na lu fi am du nen ne sax dem leen Mbao waaw kon tey ji man damay lancé di ñaan le président de la république ne bu mu xool diw wala bu mu xool diw na xool population Pikine li ñu bëgg population Pikine bi lan lañ bëgg mooy suñu armée bi nañ ko yokk am na espace bu fa nekk am na benn hangar boo xam ne mu ngi foofu benn waay boo xam ne dañ ko ne député la xaw ma député fan la te nee nañ dëkkul Pikine mu ngi dëkk booru xaw ma ban dëkk xam nga hangar boobu bu ci président mu ne wax na ci wax waa ji dindi hangaram mu xool les techniciens ñu yokk cimetière bi waa Pikine loolu lañ bëgg. waaw lu may tàggatoo mooy maa ngi leen di sant di leen gërëm waa Oxy 7 TV vraiment am naa ci kontaante ak mbégte trop ci li ngeen ñëw xool ma tan man ma modeste personne boo xam ne peut-être kii wu ma dara représenté wu ma dara ngeen ñëw seet si ma xam nga pour jël ci ma loolu dama ci kontaan di leen sant di leen gërëm di leen wax ne seen
net bi maa ngi leen koy ñaanal yàlla na yàlla dem ba mu nekk ay rajo ak ay télé yu bëri ci biir Sénégal ba ngeen nekk daal top 1 waaw loolu daal maa ngi leen koy ñaanal di sant ñëpp di sant waa Pikine nag wax dëgg yàlla aw ma seen fay Pikine moom fépp fu ma dox rek moom Abdourahmane ngay dégg parce que dama sekkante ak ñoom jàmm ñi ma sekkante ak xale yi jàmm noonu laa sekkante ak maire yi noonu laa sekkante ak paa yi noonu laa sekkante ak xale yu jigéen yi wax dëgg yàlla ñëpp samay xarit lañ man Abdourahmane damay ne aw ma kenn koo xam ne xuloo naa yow wala am naa ak yow problème ci biir Pikine amul waaw ñëpp ma jox cër moo tax dama ouvert fu ma neex laay dem lu ma neex laay doxee lu ma neex laay sol Pikine daal mu ngi noonu ñëpp daal samay nit lañ waaw jërëjëf merci